waaw salaamaaleykum Somo maa ngi nuyu téléspectateurs yëpp di nuyu ñëpp bon man la Najib bu groupe Diassi Ji 66 dëkk fii ci Pikine bon boo gisee tey ñu teew fii tey lii salon de l'emploi di 4e édition bi nga xam ne waa Kogapo ñoom ñoo ko organisé ren nag mu am benn yokkute bu ci am mooy waa Diassi Ji un groupe musical hip hop ñoo jël benn stand def seen sortie album tey jii fii ci tey le première ñu ko defee fii ci Pikine nga xam ne fi lañ dëkk fi la ñu juddoo fi la ñu yoroo fi la ñu màggee donc voilà loolu moo tax tey ñu ñëw participer ci salon de l'emploi pour wane fësal li ñuy def parce que comme salon de l'emploi la ñu wax Diassi Ji peut-être mën nañ ni ñun dañoo bokk ci ñi nga xam ne dañoo employé ay jeunes ndax ci li ñuy liggéey ñun muy musique am nañ ci ñoo xam ne staff lañu ñoo xam ñu ngi ci groupe bi bari nañ lool ku ci nekk lépp lu ñu am dañ koy bokk suñu biir donc tey jii moo taxoon tey ñu def tey salon de l'emploi ñu ñëw participer ci salon de l'emploi bi fii tey ci Pikine bi. encore ñu gis fii foo sànni Barth mu tax comme ni ma la ko waxee léegi mu bari ay table ak ay expose façon daal bon aar bu nekk naa gis naa aussi. waaw loolu c'est-à-dire ku nekk da ngay ci li nga yëngu ku nekk ci li nga yëngu da ngay ñëw exposer ko ci sa stand wane ko loolu la demee parce que salon de l'emploi la ñu wax ku nekk ci li nga yëngu ci wàllu ji wàllu jënd ak jaay ñi wàllu aar la ñi dañuy ñaw ñi dañuy jàngale coiffure ku nekk li muy def rek da ngay ñëw yëngu wane ci li nga yëngu ñun nag comme que ñun musique la ñuy yëngu Diassi Ji waroon def suñu sortie album tey jii ñu jël stand daal di ñëw participer tey jii waaw. waaw incha allah waaw ñu ngi nii di génne album CD ñu ngi koy jaay 2000 clé yi 2500 bon ku bëgg aussi xam dara ci Diassi Ji boo ñëwee ñu jox la ñu wax la ba nga xam ku bëgg aussi jënd CD nga ñëw ñu jaale CD participer ci jàpp ci waaw. bon album am na 12 titres moo ci nekk am na Baba Mbeng am na bu ñu bokk ak Baba Mbeng vraiment mu ñëw di doom Pikine ñu featuring ak Baba Mbeng am na boo xam ne Abou Thioubalo mi ngi ci di doom Pikine moom aussi bon am na yoo xam ne boo ak waa gox bi système ñi nga xamante ne si ñoom ñoo jàppale ci album bi ba album bi génn tey jii ndax ñoom ñoo ñëw vraiment fekk ñu nekk ci ñoo def seen loxo eggali liggéey bi def affiche yi def CD bi def production bi def lépp vraiment ñu ngi leen di nuyu bu baax ñoom ñëpp quoi vraiment kontaan nañ ci ñoom quoi waaw yes album bi mu tudd yes waaw yes maanaam waaw maanaam nangu la quoi nangu waaw maanaam nangu dafa jël cëru bañ noonu tuddee album bi daal waaw. ok ñu gis 2500 aussi 2500. waaw 2500 kele la 2500 CD bi mooy 2000 quoi incha allah. waaw sponsor waaw ñi ñëpp waaw ñu ngi nii suñu sponsor lañ jàpp ci bu baax a baax ba tax vraiment ñu toll fii tey jii bon ñu ngi ñuy jàppale vraiment kontaan nañ trop di ñaan bon yeneen sponsor gën a ñëw ndax ñu ngi pare concert bi le 4 janvier ak ginnaaw raay incha allah la ñuy pare concert bi incha allah. waaw dinañ njukkal concert bi delloo njukkal la le 4 janvier Diassi Ji ñu yàggoon a ànd ak ñoom ak doomu ginnaaw raay yi nga xamante ne si ay jàmbaar lañu nekkoon bi ginnaaw raay di ay jàmbaar fàq tëdd nga xam ne mosu ñoo toog benn yoon ñu ngi nekk di vraiment di teewal ginnaaw raay saa su ne bon ñooñu la ñuy fas yéene delloo njukkal ak ñi nga xam ñoo tax Diassi Ji existé ba fi mu toll nii xam nga Diassi Ji groupe la boo xam ne dafa yàgg def 23 ans wala 24 ans te mosu ñoo tas muy Najib King Solo ak Bokar mosu ñoo tas fi ñu newoon nañ ne te formé nañu ay boy aussi yoo xam tey ñi ngi rap tey jii ci groupe lañ nekkoon nekk di demal seen bopp di rap ñun toujours ñooy nekkaat ba tey ñooy ànd bon ñu ngi nii ñooy mayante soxna ñooy demlante ñooy dikkalante ba léegi su ma neexee dem kër Bokar fanaan fa bu neexee ñëw sama kër solo même chose Khadim di xale bu ndaw nekk suñu groupe nekk ci kanam ñu jox ko management ne muy gérer bon vraiment mu koy assurer nag tranquillement sans gêne di vraiment tey buñ tollee fii ñooñu la ñu war a delloo njukkal ku ci mel ni Awa Diassi Ji ku dem ba tudd Awa Diassi Ji moo nekk nii kii suñu jigéen la boo xam ne vraiment moom ba ñu dooree ba léegi day xuloo di xeex di reyante ndax ñun bu ñu nekkee réunion groupe Diassi Ji day ñëw di xuloo pour affaire bi nice di ñafe di reyante pour affaire bi nice kon ñooñu dañ leen war delloo njukkal loolu rek la moo tax kon ginnaaw raay le 4 incha allah dina wàcc waaw maa ngi dëgg la ñu ngi wax ñëpp rek ne leen Diassi Ji de retour waaw du mosu ñoo bàyyi dañu nekkoon di job rek ñuy wax ñëpp ñu jàpp ci album bi jàpp ci affaire yi ñaanal ñu yàlla may ñu am continuité bu baax maanaam ñu am ci lu kawe suñu njort wasalaam jërëjëf sama. waaw waa Diassi Ji moom yàlla dafa dogal ñoom ñu nekk suñuy mag nekk suñuy xarit nekk suñuy lépp yàlla dogal ñoom bi ñuy commencé def musique boobu ñun ñu ngi nekk ay xale di dox di leen seetaan ba yàlla dogal nag ñu màgg seen kanam ba commencé roy ci ñoom di def musique comme ñoom yàlla dogal ñu def seen album bu mujj bi nga xam ne moom la ñuy génne nii ñu boole ñu ci ñi nga xam ni artistes yi ñu taamu lañ ma kontaan ci nag am ci fierté
ndax ñoo xam ne bi nga nekkee xale da nga leen daan seetaan yàlla dogal tey nga dem ba màgg ba ñoom ñu sentir la woo la loolu fierté la waaw. waaw conseil bi moom mooy affaire bi amul bàyyi Nazib macha allah moom ak groupe Diassi ji ñëpp xam nañ seen talent ñëpp xam nañ seen daanaan ñëpp xam nañ carrément ni ñu mënee li ma leen di ñaan nag mooy ñu gën a jàpp affaire bi jàpp la rek ndegam ñu ndaw ñi ñooy jàpp waxatuma ne ñoom grand yi nga xam ne ñoom am na expérience ba pare te ñun ci ñoom la ñuy jëlee expérience waaw. dëgg la. waaw di leen wax ne nañ ñëpp jàpp ci album bi albumu Diassi ji albumu Pikine yëpp la albumu Sénégal la albumu ginnaaw raay la ndax boo dégloo album bi di nga xam ne lii dañ ko liggéey loo xam ne liggéeyuñ ko benn at liggéeyuñ ko ñaari at liggéey nañ ci investir nañ ci ma ñaan nag yàlla ñëpp nañ ci jàpp di wax ni nag rendez-vous bi incha allah rabbi la 4 janvier la muy concert bu mag fële ci goxu ginnaaw raay na ci ñëpp teew man Baba maa ngi woo sama fans yëpp waaw di leen xamal ne ñun ñëpp nañ fa teew incha allah. waaw instant bi nag ñu ngi waajal le 29 décembre événement bu mag Ravin incha allah rabbi mu nekk 3e édition bu ñu fa jógee tamit ñu ngi war a dugg si waat ginnaaw raay bu waa Diassi ji pare ñu ngi war a ak si waat ginnaaw raay en même temps 31 décembre ñu ngi def benn concert bu mag fii digg Pikine en même temps incha allah rabbi ci décembre di ngeen dégg lu bees tàq loo xam ni Baba tamit mi ngi koy préparé incha allah ok. waaw asalaamaaleykum maa ngi siyaar ñëpp di leen wax na man la Xaadim ak Faydio di ménager Diassi 66 bon maa ngi siyaar ñëpp di leen nuyu ñëpp. waaw CD yu bees yi balaa may commencé foofu fu may commencé mooy Diassi ji dafa njëkkoon génne album bi naan Ragalu Jéggi Raay Ragalu Jéggi Raay moom mu amoon buzz amoon coow ñu jékki-jékki gars yi déggatuñu leen quoi léegi nag ñëwaat di liggéey génnewaat suñu beneen album 2e album bu war a génne tey aujourd'hui le 1er décembre dans 2018 tuddee ko Yes bon affaire bi moo nekk nii tey la lancement album bi Yes waaw. waaw li may wax waa Sénégal mooy Diassi yi ñëw na en plus Diassi yi Sénégal la teewal Diassi ji monde bi la teewal Yes bi moom c'est pour tout le monde moo tax ñu ne Yes. waaw CD bi mi ngi jar 2000 ans mën nga ko am clé USB tamit mën nga ko am 2500 en plus Diassi yi mën nga ko suivre partout réseaux sociaux yi ak YouTube am na page YouTube seen vidéo yi fa lay ñëw incha allah Diassi ji ngay def. am na réseaux sociaux seen page Diassi ji ngay def am na tamit SoundCloud son yi fa lay nekk Diassi yi ngay def ok. waaw loola waaw mais sponsor li ko war a mooy liggéey sponsor yi ñoom ku ñu àndal mooy kuy liggéey xam nga sponsor boo xam ne boo xam ne kii mënula apporter dara bon du ànd ak du sawat ak liggéey yow parce que sponsor yi tax ñu ñëw mooy ñoom xam ne ne Diassi waa Diassi dañoo pare te waa Diassi tamit instant ku ànd ak ñoom di nga am dara moo tax sponsor yëpp ñëw sponsor daw si yëpp ñëw wuy si ñëw loolu la quoi. waaw man ak Diassi ji man mën naa xam ne Diassi ji man ba ma nekkee xale laa ànd ak ñoom ñett Nazib Solo Bokar man ay papa sa laa leen wax ñoo ma yar boole ma seen biir formé ma ba dugal ma benn fii may def formation infographie management instant yi maa ngi yoraat yeneen artistes yu bokkul ak kii quoi yu bokkul ak ñoom yooyu yëpp ñoom ñoo may conseillé di ma dalal benn instant xam nga rek su ma nekk ak ñoom mooy bon mën naa wax ne ñoom kii man doom laa seen biir ma maa seen ñoom samay papa lañ dañ may xelal di ma solol di ma jox seen xaalis loolu dafa demee quoi en tout cas lekkeen bi naaj na macha allah amul benn difficulté wax man su ma la gisul sax damay wét des fois bon su ma la gisul ñoom dañ may yokk quoi su ma la gisee rek sama xel day daal waaw ma lay ñaanal man li ma lay ñaanal mooy ñu jóge fii dem feneen bon loolu la ko wax beneen instant bon di wax ne bon après sorti album amaana y a d'autres projets dinañ def ay tournée rajo dinañ def ay tournée télé en plus dinañ def benn concert le 4 janvier fête lay doon biir ginnaaw raay incha allah ñu ngi siy invité ñëpp boobaa moom dinañ concert boo xam ne musul am biir Sénégal incha allah noonu la fa demee waa à suivre kon incha allah jaafte waaw li waral Awa Diassi ji mooy lu yàgg la ndax maa ngi Diassi ji dañoo yàgg ba dara dul dara ba dara doon dara maa ngi ñoom la preuve ngi ni boo xoolee ci photo yi yàgg yi rek nga xam ne lu yàgg la ma dégg lu ne ngir ñoom ndax ñoom te taxul ma xaadim benn yoon maa ngi ñoom fu ne ànd nañ fa ànd naag ñoom fu ne heure bu ne tëdd nañ ko te jàmm rek ay xew amuñu benn image bu ñaaw bu ñuy fàttaliku bu rafet rek la ñuy fàttaliku di leen ñaanal ñu jàpp tëwoo bàyyi xam nga bañ a xaddi affaire yi foog ngay kii daal doo xaddi daal day yàgg mais bul di loolu waaw
waaw maa ngi nuyu waa Sénégal di nuyu waa adduna bi rawatina waa Somo TV maa ngi leen di nuyu lu bëree bëri di ñaanal Diassi ji daal ci kaw ci kanam ci lu baax waaw waaw waa gis nga bëgg rek gars yi ñëw ndax sorti album mu Diassi ji tey la xam nga sorti album mu Diassi ji tey la bëgg gars yi teew ñëw jënd CD yi jàpp ci affaire yi te xam ne affaire bi ñun la c'est nous dans nous loolu daal lañ bëgg jàpp ci yëf yi waaw waaw yees mooy waaw rek loolu ku jàngul sax xam ne mooy loolu yaa ma gën a xam di wax waa Sénégal rek ñoo ngi ñëw daal Diassi daal a ngi ñëw di corote waaw concert bi la 4 la incha allah fii ginnaaw raay bëgg ñëpp teew nag def concert bu mag loolu lañ bëgg incha allah rabbi ginnaaw raay wàccee ko ba mu nekk 0 waaw gis nga de ay dara bi ma sant sax déggatuma ko ay dara de laa sant waaye gis nga di waaw kon nga xam ne loolu mënuma ci dara ndax lu yàgg la waaw di leen ñaanal rek comme li ma doon ñaan depuis sànq di leen ñaanal yàlla na leen yàlla dafal cat ñaanal leen lii nekk succès bu gën a mag ci succès yi mu nekk album bu dàq ci album yi am réussite bu bëri loolu daal laa leen di ñaanal ci kaw ci kanam waaw ci lu baax wasalaam wa ok donc ñu ngi gërëm ñëpp di am mbégte bu baax a baax nekk ci Somo TV donc muy télévision bi nga xamante ne nii ci internet bi lay dox te it muy télé boo xamante ne nii télé bu am solo la nit ñu bari dañu war a dem di ko seetaan parce que moom mooy tax nit ñi aussi tamit bàyyi xel ci artistes yi nga xamante dañoo nekk ci underground bi di liggéey te duñ jaar ci média yi nga xam mass média yu mag yi donc ñu ngi lay gërëm bu baax a baax Diassi ji nag comme gars yi dañoo baax rek ne man dama ko xam waaye tamit am na ñeneen ñoo xam ne xam nañ ko bu baax ci mel ne ñoom Solo ñoom Najib ndax ñun ñëpp ñoo ci bokk nekkandoo muy groupe bu nga xamante ne mi ngi débuté ak ñun ci benn maanaam African Post la commencé donc boobu man maa si nekkoon doon si yëngatu waaye ba ñu demee ba benn jëmmi jamono nag après man ak Najib ñu bokkoon benn dojo bu nga xamante ne foofu lañ doon yëngatoo di def arts martiaux ñu ma organiser benn concert yàlla dogal moom mu ñëw si concert boobu joué si ci biir joué boobu mu joué mu gis que ne moom ko am talent la te it kii bu ñu fekkente ne intégré nañ ko si biir dinañu am li nga xamante ne moom lañ soxla ci li ñuy wër te muy groupe. donc yàlla dogal aussi tamit ñu rencontré ay nit ñu bari ñoom bokkoon si ñu am ñoo xamante ni dañu nekkoon suñuy danseur Solo bokkoon si yàlla dogal aussi ñu récupéré waat ko si biir danseurs yi dugalaat ko si biir ñu formé benn groupe bu nga xamante ne nii au delà de la musique bi nga xamante ne moom la ñuy représenté li ci ëppoon solo ci ñun moom mooy l' aspect social ak l' aspect humain bi nga xamante ne moom la ñuy dégagé mooy bokk ndey ñu bokk baay ñu bokk lu ñu séddoowul nag duñu tàqalikoo yàlla dogal na dama koy faral di wax ne man sama soxna Najib moo ma ko may Najib soxnaam Solo moo ko may Solo man ak Najib yëpp ñun ñoo ko may soxna donc kon lien yi nga xamante moo ñu téye moom moo ëpp doole sax musique bi nga xamante ni moom la ñuy def loolu moom moo tax depuis boobu ba léegi ñu ànd ensemble di liggéey si groupe bi ba mu nag tudde ko groupe Diassi ji muy groupe bu nga xamante ne nii dañuy def musique mais nag musique hip hop la ñuy def waaye musique bi ñuy def hip hop dafa xaw a wuute tuuti ak hip hop bi nga xamante ni moom la ñu tàmm di faral di dégg ndax bi Rapadio ñëwee si scène hip hop Sénégal dafa ne dafa ñëw clash groupe yi nga xamante ni yëpp dañ doon def beneen système hip hop maanaam rap soul ragamuffin ne leen da ngeen def variété hip hop ñi ci des ñëpp dañoo ragaloon a wax ne ñoom dañ koy def dañuy naan dañuy def ay real underground nangam quelque chose comme ça mais ñun dañ ne ñun defuñu loolu yëpp ñuy def ñun variété hip hop la ñuy def comme ñëpp te ragaluñ li ñuy def te dañu respecté suñu public ñun suñu public lu mu tuuti dañ leen di jox cër di leen jox li ñu soxla parce que ñoom rek lañu amuñu leneen ku ñu gëmul boole wuñ la ci suñu ligne de conduite sóoraale wuñ la ci li ñuy def ñi nga xam ne la ñu gëm rek ñun ñooñu la ñuy focus suñu li ñuy def pour bu ko defee ñu mën leen jox satisfaire leen si li ñuy bëgg donc nag ma defal la benn tuuti historique rek xam naa xaw naa gudd nag mais maa ngi jégalu bu baax waa. parce que gis nañu si biir loolu ñu gis 2500 si concept album bi. loolu ngeen koy jaayee. waaw donc 2500 ay clé USB la. non loolu sax dafa parce que am na ñu bari ñoo xam dañu ma woo ñu ne ma mais yéen lan moo tax da ngeen social ba mu ëpp quoi benn clé USB rek. donc presque mën ko jënd 1500 donc nga grave nga dugal si nit son ba pare defal ko ci body track tegal ko si benn vidéo donc loolu rek mën ngeen ko jaayee 5000 francs man leen non ñun li ñu ëpp importance ñun mooy nit ñi nga xam dañu yàgg gëm
yàgg ñoo jàppale boobu di tonn si ñun ñoo ñëpp léegi am nañ benn âge bi ba nekk nañ ay kilifa léegi mais cerewul ba léegi chaque jour ñu ngi soucié wu ci ñun fan la ñu nekk lan la ñuy def ak fu ñu tollagum ba léegi ñooñu mënuñu leen a ba léegi ascenseur bi delluwaatul si ñoom parce que nit ñi bu ñu la yéegee tooje ba nga tegu si kaw normalement dafa war a am retour de l' ascenseur mais depuis boobu ba léegi retour boobu amul donc mais mënuñu leen di jox benn produit ba pare di ko def lu cher dañ koy def d'une manière très sociale pour que ñun Sénégal ñoom ñu mun a am accès ci produit boobu pour que mun ko jaay pour que mun ko consommer comme ni ñu ko bëggee daal donc loolu moo tax ñu def CD yi à 2000 francs ñun ñëpp gis nañ ne CD yi gën a tuuti si ñuy gën a tuuti sax ci hip hop Sénégal fii pour mu waxee noonu rek quoi mais gisuma sax ku tuuti ñooñu ay CD ay 5000 francs la ñuy jaay am nañ sax ñu jaayee ba ay 10 000 francs mais ñun 2000 francs lañ koy jaay juste pour mu am accessibilité si produit bi quoi. conseil bi lan la suñu mot de la fin. conseil bi lan la. waaw conseil bi ñuy jox mooy nit ñi mooy yees nag boo ko déggee mooy ñun doomu aadama yi dañu war a am beneen vision du monde mooy ñuy nangulante ku ci nekk li la yàlla may. ñun Sénégal bari na ay problèmes yu bari yu ñuy dal yoo xamante ni nit ñi ñàkk a nangu rek moom mooy indi yu bari di yàlla di ko def ku ci nekk boo identifier ba xam dëggantaan lan mooy say possibilité ak lan mooy say limite keneen koo gis mu am leneen na nga ko yéene te nga ne ko yes donc loolu laay tàggoo ñëpp nit ñi di wax yes ok merci bien. amin somo amin waay waaw ndeysaan waaw Najib waaw borom jaasi ji maa lax loolu waaw ndeysaan waaw di rafetlu loolu bu baax di ñaan yàlla wéral leen yokku leen defal leen liñ bëgg ci seen carrière bu baax a baax fii nag buñ fi ñëwee yàlla ak jaasi ji moo tax groupe jaasi ji moo tax ñu ñëw fii di groupe boo xamante ni ñun yàgg nañ leen suivre depuis ñu nekk ay xale yàgg leen suivre depuis ñu commencé ci musique bi di ñaanal képp koo xamante ni yaa ngi ci jaasi ji di ñaan yàlla may la wér may la guddal sa fan di remercier tamit Najib Sougou bu baax a baax ak solo ak képp koo xamante ni su ma limee damay juum waaw ak Bokar di leen wax ne ñoom waa jaasi ji affaire bi naay sa trop macha allah. waaw sama déplacement nag Najib yokk na tax ma ñëw fii parce que mooy manager bi nga xamante ne mooy manager yu Ndiogou Mbaye kooku di Najib Sougou mu nekk manager bi moo waral tey ñu teew fii Najib di ñaan yàlla gën ko yokku gën ko wéral gën ko selal gën a selal bagage yi daal yéene nañ ko te am nañ xol bi ci moom te ñi ngi ko koy ñaanal ci barki Seydina Muhammad Najib xon dundal ba say may di baawaan waaw li ma leen di conseil mooy jàpp te bàyyi rek loolu laa leen di conseil parce que xëcc bu daggu rek daal di egsi ndax musique moom moo nekk loo xamante ni kenn du ko yàqamti boo ko yàqamtee du ñëw da ngay def ndànk-ndànk rek xam ni lu jot yomb yàlla moo yor bagage yi moo yor mbir yi nan ci nekk rek waaw dina baax incha allah loolu laa leen di conseil man Ndiogou Mbaye seen rakk waaw. waaw. waaw tey dañuy jënd CD yu bari dem ba yëmbal fañ dëkk maye ko fa dugg ci biir banlieue bi maye ko fa parce que ñun banlieue lañ am képp koo xamante ni doomu banlieue nga dëkk ci banlieue bi lépp looy def ci àdduna mu nekk ci njub ñun deen ci jàpp te yàlla rek tax waaw. waaw di waaj ay programme yoo xamante ni ñu ngi koy waaj bu baax a baax incha allahu rabi le 7 décembre maa ngi fële Thiès Samsi précise di wax waa Thiès yëpp nañu waaj le 24 décembre incha allahu rabi maa ngi fii ci Ravin 24 décembre bi nag di woo waa Somo TV bu baax a baax man Ndiogou Mbaye ndax ñoom yaakaar naa ne waa Somo TV fu Ndiogou Mbaye àgg ñoom ñoo ko fa àggalee parce que maa ngi leen di ñaanal bu baax a baax di nuyu directeur bi Somo TV Cheikh Somo maa ngi koy ñaanal yàlla guddal fanam yàlla may ko wér yàlla kattanal ko ba mu nekk télé bi gën a mag ci àdduna ci barki Seydina Muhammad waaw kon maa ngi leen di woo yéen waa Somo TV le 24 décembre Ravin incha allahu rabbi ngeen ñëw ñu àndandoo ko comme daaw nuñ ko defee woon
mu naay see noonu Sénégal daal di jëm kanam Africa bi daal di neex lii laa wax. di nuyu ay dara Karara sama jigéen waaw moom tuddee naa ko soirée mu ñëw Awa Diassi ji maa ngi naan nag Awa le 24 décembre maa la invité ak Khadim sama seex balay sa buri sëñ Mbacke Maram waaw yow dundal ba say mere doomu Najib kon lii laa wax merci beaucoup doomu Diassi ji Olovar merci beaucoup. salaamaaleykum maman gis naa nga jënd ci CD lu waral loolu. macha allah je viens d'arriver j'avoue que maa ngi soog a xam Yes donc ñu wax ma ni seen CD yi c'est des CD de sensibilisation donc bëgg naa vraiment jënd ko xam li ñuy wax ci biir parce que lépp lu yëngu ci Pikine rek ñor na ma parce que je suis de Pikine voilà ma jënd nag quelques CD aussi en guise de solidarité quand même à Yes waaw. dégg naa 5 nga jënd nag 5. waaw c'est normal lépp pour jàppale rek lépp pour jàppale parce que ñoom dañuy yëngu certainement pour Pikine te ñun tamit on vient de mettre en place une association qui veut fédérer toutes les forces vives de Pikine donc certainement je vais discuter tout à l'heure avec eux donc pour essayer de les enrôler autour de l'idée. d'accord comprendre naa kon ça veut dire daal affaire bi dafa am importance bu tax nga jënd ko. waa dëgg neexul maman merci beaucoup. waaw xanaa ay nit yoo xamante ne fulla ak fayda doon jàmbaar ci waar bi laa leen xamee parce que tey jii bu ñuy xool les vraies valeurs yi nga xamante ne moom la Pikinois di incarné da nga koy gis ci ñoom et que mu nekk ñoo xamante ne aussi lépp lu ñuy def c'est des thématiques yuy permettre ay nit di ci guider donc ils sont toujours ci ay dispositions wu communauté bi en termes de sensibilisation en termes d'information donc mu nekk loo xamante ne contribution la ci liy defar nit mais aussi ci liy yokk nit mais aussi ci liy taxawu nit ci xam-xam moo tax vraiment ñuy leen di témoigner encore une fois suñu disponibilité mais aussi suñu fierté parce que aussi li ñuy def vraiment nekk na loo xam ne am na njariñ pour askan wi. ñoom ñu am témoignage yu am solo yu wax ci yow. est-ce que c'est vrai wala parce que nit tamit bon waxagu ci doom quoi. waaw xam nga tey dafa am loo xamante ne Pikinois dëgg dafay nekk ci moom te je pense que loolu moom mooy tey jii li ñuy refléter muy ñoom muy ñun vraiment loolu la ñu tàggatee ci loolu la ñu formaté ba nga xamante ne ay nitu défi leen parce que ci condition yu difficile ci leen juddu mais aussi def gëm-gëm ak ñafe moo tax ñu egsi fi ñu egsi te loolu tey jii moom mooy les valeurs yuy pousser Pikinois fépp foo dem dans le monde au Sénégal dans les communes Pikinois yi rapidement dañuy concerté wu pour mën a booster affaire yi te ñun ñëpp mën nañ ne ay leaders naturels lan fu ñu dem rek dañuy marqué suñu territoire. est-ce que yow yaa ngi ciy dugal sa loxo 100% parce que booy comme ni ma ko gisee rek vraiment ñu jar a jàppale lañu. loolu tey jii man mën naa ne sax faiblesse la ndax man nekk naa ci ñoo xamante ne tey jii ci biir Pikine ci wàllu bind projet ci wàllu capter ay fonds am naa ci vraiment may te vraiment yàlla féetalewu ma ou bien joxuma woon orientation pour que ci ñoom secteur bi nekk ma dugal ci sama loxo mais à partir d'aujourd'hui vraiment dinaa def en sorte que lépp loo xamante ne séen naa ko muy ligne de financement buy renforcer dynamique culturelle moo mën a fexe ba nga xamante ne ñoom dinañ ci jot te loolu incha allah du yàgg. ñu def ci CD yi 2000 CD 2000. clé bi ak CD bi maanaam clé bi ak vidéo yi si nekk 2500 yow noo ko jàngatee loolu. non innovation la parce que loo gis léegi kii yu xarala yi dafay développer et je pense que man bokk naa ci ñi nga xamante ne gëm naa ne soo bëggee dara nekk lu durable da nga ciy réfléchir et je pense que. clé yi loolu moom mooy innovation bi nekk parce que CD yi dafay xoosu mais clé vraiment da ngay nekk loo xamante ne mën nga ciy seetaan mën nga ciy déglu sans nga am benn souci alors que CD bi bu xoosoo rek véritablement la nga doon déglu dootul nekk ci dimension bi mu nekk ba finalement sax dootul baax moo tax man vraiment dama leen di remercier ci innovation boobu di wax ne vraiment jaasi ji ci kaw ci kanam. non dama ciy jàpp léegi sax waaw parce que aussi conseil bi mooy di leen encourager di leen féliciter di wax ne fi ñu teg seen tànk bu ñu ko teggi parce que développement durable lañ wax te fu ñu wax développement durable mooy lu sax te yàgg et vraiment ñoom ñu transférer aussi ay connaissances seeni rak
continuer vraiment taxawaay bii ñu taxaw xam ne ndam laa ngi ci kanam excellent yi. merci merci amul benn problème. Biralo voilà ok. bon lan moo ko waral mooy ñëw encourager jeunes yu organiser li parce que salon de l'emploi dafa am solo parce que soo demee école nga jàng ba am say lijaasa bëgg nga toujours am stage wala nga am emploi pour tàmbali liggéey am expérience dafa naa ñun ñi ñëpp jaar nañ si ay stage jaar nañ si ay liggéey bu façon liggéey bu nekk moo tax nu ñëw invité ma ne nag lu ma jàppoon yëpp naa ko bàyyi ñëw jëmmal bis bi accompagner leen féliciter leen encourager leen ñaanal leen pour yoon bu nekk nu continuer ko parce que ni ngi may opportunité vraiment ñu bëri nu mën exprimer wu mën wane seen bopp mais aussi mën si jëlee ay saisir ay opportunité donc loolu daal moo nekkoon sunu teewaay fii. waaw bon xam nga waaw bon lu ma mën wax si ñoom mooy xam nga culture dafa am solo si réew xam nga réew dafa mi ngi mel ne tey nga togg sa ceebu jën rek ceeb bi kese dafagul ceebu jën bi kese dafagul ceebu jën dafa am ay ensemble yu koy composé mooy tax ceeb bi mun mat culture am na solo si réew économie am na solo si réew politique am na solo si réew et cetera donc nag suñu gisee ay jeunes yu nekk si banlieue bi di góorgóorlu di indi ñoom tamit seen participation si doxalinu réew bi donc c'est toujours important nu féliciter leen accompagner leen en tout cas ñun marché central ñun ni ngi fi pour askan bi ni ngi fi pour banlieue bi lépp lu nu mun def rek pour di si indi toujours accompagnement incha allah duñu hésiter di ko def waaw. bon nu ma ko gisee nii bon xam naa man moom xam nga lépp laay déglu man mélomane la man naay déglu rap naay déglu disco naay déglu soul xam nga naay déglu mbala donc bii tamit xam naa dinañ si bàyyi xel su ma duggee léegi sama oto naa ko déglu comme ça après lu ma si xalaat rek mais lu ma si am yaakaar parce que rappeur en général bu tax mu am solo mooy day véhiculer ay message xam nga rappeur du saaga du wax bu ñaaw mais day véhiculer ay message boo xam ne ku ko dégg mën si jëlee jàngat donc ñun tamit je pense que cassette bi si dynamique boobu la nekk et puis ñu leen di encourager bu baax di leen féliciter et puis bon voilà li si des nag ñu bàyyi lépp si loxo yàlla rek quoi voilà merci jërëjëf. salaamaaleykum sëñ bi ça va. dama gis nga yor CD bi. pourquoi nga jënd ko. waaw CD bi bon man bon am na sax yeneen yu ma war a jëndaat vraiment. parce que Diassi ji vraiment kii sama groupe la man maa ko moom xam nga di daan dund ak ñoom lu nekk en plus ñu nekk samay grand tête ma ci ginnaaw raay ma màgg fii ci seen kanam ñoom vraiment daan ànd ak ñoom façon concert bu nekk ànd nañ fa vraiment donc loolu moo waral tey CD bi ma jënd ko ak yëg-yëg parce que xam naa li ci gars yi wax vraiment parce que ñoom seen xalaat boo ko dégloo ci nii sax day yeete asumaat na nga ñu def ko ci CD firndeel ko gars yëpp ñu di ko déglu di ci jëriñee xam-xam quoi vraiment te ñun ay ndaw lañ dañuy soog a door donc suñu gisee loo xamante ne bon ay cassette yu mel nii la génn pare li ñuy wax dañoo amal importance ba dañ koy jënd di ko déglu vraiment loolu la quoi. waaw vraiment. waaw vraiment moom pour le moment ni benn laa jëlagum mais xam nga man machine ordinateur laa yor man en général clé laa gën a soxla am na sumay yeneen collègues yoo xam ne en fait moom clé bi lañ ma commandé te comme clé yi jëmagul pour le moment damay jël CD yi wane ne man ci laa bokk yaa ngi dégg bu clé yi ñëwaatee dinaa jël 5 clé pour man maa ko moomal sama bopp te dama koy may sumay copains yoo xam ne dañ ko war a suivre vraiment. kon daal ça veut dire da ngeen nar a jeexal lépp tay. non dafa war a jeex Diassi ji warul génn mu taxaw. dëgg neexul gis naa loolu parce que ñi ma gis ñëpp macha allah ñi ngi jënd 5 ba 6. non déggoo li mu la wax li nekk ci biir kumpa la barke Seydina Mohamed boo ko dindee dëgg ba war ko déglu ci nga ci am ay xalaat yu weesu loo xamante doo comprendre du ay caaxaan wallaahi. kon dëgg neexul man mi sax dinaa ci jënd kon. 5 ba 10 lay jënd. da nga ciy yóbbu kii bu ñàkk ci ba ñu yóbbu erreur la barke Serigne Touba ñàkk ci ba ñu yóbbu. kon ça veut dire romb ko wóorul. déggoo li nga bokk da nga koy wane. ba mu jeex kii mooy sunu mag dafa ñëw rek jënd CD moo njëkk a jënd CD ci groupe bi wallaahi. dëgg neexul nit ñi ci bokk dañoo war a njëkk loolu ba pare avant tout d'abord. dëgg neexul kon man Kya du ma ko fi bàyyi su may dem damay yóbbaale lépp. Kya booy dem yóbbul ñàkk ba ñu yóbbu erreur la waaw Diassi yi rek. ok salaamaaleykum tonton. gis naa tey nga ñëw fii te gëm naa ni CD yi moo la fi andi. waaw salon bi moo fi mais comme da ngeen exposé tamit dinaa jël si CD yi parce que Najib
yàlla dafa def sax dañ fi rencontré nii rek naturellement mais sore wante wuñu fi ñu dëkk mais yàgg ko xam nag aussi mu nekk artiste bu impliqué wu ci banlieue bi bu ñëpp xam man xam naa ko bu baax ku am talent ku am vraiment capacité yoo xamante ne yu doy waar la waaw te xam nañ ne musique am dafa mës di neex di joxe aussi boppam di vivre passion art quoi parce que yu bëri dafa ko xam naa pour sax ay xaalis ba demee gis organisme yu bëri fa la ñu koy invité mais du question affaire de xaalis day présenté wu teew wane boppam bégal nit ñi donc tey su ma ñëwee fii ci salon de l'emploi bi am fii ci Pikine fekk ko fi mbégte la ci man en même temps mu correspondre ak génnute albumam bi moom ne tey la génn donc c'est vraiment une fierté aujourd'hui de le rencontrer ici et de voir qu'il a en fait et qu'il présente enfin un nouvel album. kon dëgg neexul gis naa ni yaa ngi yor sa CD te gëm naa ni doo jënd benn kase. man du ma jënd benn waaw sama gars yi ma àndal moom dinaa xool luñ si mën a am nag mais xam naa moom dañ may baaxee benn bi rek tey quoi. bon li mu leen di conseil encore mooy ñu gën a bon xam naa gëm nañ sax li ñuy def mais ñu gën a gëm-gëm bañ a xaaddi quoi xam ne mbirum art dafa yàgg passion la quoi passion bu yéeme la tey booy gis ñu mel ne artistes internationaux yu Sénégal am ñoom El Hadj Bamar ñoom Youssou Ndour ak yooyu li ñuy def même quand ils chantent da ngay sentir passion bi dégagé wu ci ñoom question matérielle mais bien sûr donc Najib aussi loolu gis naa ko ci moom parce que bu nekkoon na affaire moyen rek wala affaire financement pécuniaire noonu rek yaakaar naa bàyyi na affaire bu yàgg mais gëm-gëm moo nekk ci moom ak passion di dund art moo nekk ci moom tey moo tax c'est une fierté aujourd'hui de retrouver son album c'est une fierté aussi tout à l'heure d'acheter son album que je vais laisser dans ma voiture que je vais écouter beaucoup. voilà dëgg neexul CD bi ko fi bàyyi jëlal mayewaale ñëpp. 2000 bi mooy lan noonu lan moo si 2000. ah 2000 francs bi waaw c'est accessible waaw jaaru na c'est accessible vraiment lii ku nekk war na si mën a jënd yu bëri ku nekk war na si mën a aussi am ñi ma àndal aussi dinaa leen proposer ñu jël si mais vraiment 2000 lu accessible la quoi vraiment pour surtout ñun banlieue bi nga xamante ne parfois moyens demulwul noonu je pense que ku nekk war na ko mën a jël jàppale ko mooy jàppale boppam mooy jàppale art mooy jàppale culture surtout que mu bokk si banlieue bi nekk fierté aussi Alioune Kébé Dia jërëjëf merci année là ñëwul fay li et l'écouter ce soir. Si, bien sûr. En tout cas, donc, nous sommes presque def nañ ci plus de 20 ans presque 30 ans sax mën naa ne dugg nañ ko ci hip hop bi donc yàlla dogal na aussi tamit ba léegi bàyyiwuñu parce que ñun suñu nekk suñu ginnaaw mais li ñu gën a focus ci suñu kii moom mooy li ñuy def ko ci wàllu développement mooy di def ay formation en plus également aussi tamit di liggéey ci wàllu valoriser yenn association yi donc ci loolu lañ nekk depuis très longtemps te puis suñu musique et puis sax ci message bi ci loolu la jëm dañuy fexe ba conscientiser population bi à ce que ñu mun di gis lu rafet di ko wax di ko def loolu moo tax ñu tuddee album bi Yes donc nangul nit ki li la yàlla may du wàññi ci li nga xamante ni moom nga am dara donc moo tax ñu bëggoon nit ñi bu fekkee ne da ngay gis lu ñaaw toujours lu ñaaw rek ngay gis noo tax il faut positiver mu ne ñun nañu positiver lépp lu ñuy def moom moo tax ñu tuddee album bi Yes donc préfet ñu ngi kontaan si yow bu baax di am ci yow yaakaar parce que déjà jeune nga et que tamit gën nga di nga mën a communiquer ak yeneen jeunes yi nga xam ne ñoo ci des monsieur le préfet mission. Et du courage aussi, félicitations parce que c'est pas évident de sortir un album, un opus. Moi je suis un amateur de rap, j'écoute du rap donc. C'est pourquoi quand j'ai vu rek ma ne xaaral je vais en acheter un et l'écouter. Et comme que je travaille à Pikine, ça me permettra un peu de mesurer un peu l'état d'esprit voilà jeune du côté voilà du milieu rap quoi. On est ensemble sur beaucoup de fronts. Donc Diassi yi dafa am lu muy symboliser peut-être mais c'est pas pour tuer, c'est pas pour faire de la violence mais c'est pour trancher. Et je pense que aussi vous méritez d'être accompagné et je pense que li ngeen def en tout cas man bu ma leen xamul woon au moins ñu wax mais xam naa leen je vous ai pratiqué et on se connaît donc en tout cas du courage et vraiment je vais savourer avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'attention cet album là di leen ñaan yàlla na aussi ngeen continuer si li ngeen def. CD moom la ñuy jënd si CD parce que vraiment président bi li ko waral dara lu en fait leadership bi ñuy incarné au niveau de Pikine mais généralement au niveau de la banlieue. Parce que ñun dans le développement communautaire bi ñu nekk di yëngu di dimbali nit ñi dañoo am habitude di wax prési ku jiite rek dañ lay wax prési mais aussi on s'est dit que ni ñi nekk ci groupe bi yëpp ay prési lañ parce que même su prési nekkulee ñeneen ñi war nañ ko mën a jàppale ba liggéey bi war a mën a dox loolu moo tax prési bi.
voilà. mais gis naa ne yaa ngi taxaw ci CD yi te gëm naan da ngay jënd naroo jënd benn tamit. jaas ji sama jaas ji la que man damay am plaisir bu baax ñoom ñu participer ci salon de l'emploi bi la 4e édition ñëw vraiment def lu rafet lii wane li nga xamante ni moom la ñu nekk di def pour que au moins nit ñi gën leen comprendre nit ñi gën leen xam et aussi message bi ñuy passé nit ñi gën ko mën a dégg en tout cas ñun am nañ mbégte bu baax mais CD yi moom dañ ciy jënd bu soobee yàlla. te gëm naa ni it Diassi mi ngi waajal benn programme. programme bi nan la ak nan ngeen koy waajalee. waaw en fait programme bi ñuy waajal moom mooy la soirée de clôture et loolu suba la incha allah si ngoon et vraiment dañu am mbégte tamit mu def prestation foofu parce que ñoom vraiment macha allah xam nañu li ñuy def mën nañ ko trop et que soirée de clôture boobu tamit ñuy waajal aussi vraiment ñoom ñu ngi leen ci xaar bu baax parce que suba si ngoon lay am mais ñoom tamit tout à l'heure war nañ def benn genre point de presse pour mën a un peu wane lu ñuy def wax ak gars yi par rapport ak li nga xamante ni moom mooy vraiment sortie album bi. en plus tam ñoom lan nga leen di conseillé. li ma leen di conseillé mooy amul bàyyi comme li préfet bi wax sànq rek amul bàyyi nit loo si loo nekk rek gëm ko te bul bàyyi soo bàyyiwul rek tôt ou tard yàlla mën na la dimbali ba vraiment li ngay def nga mën ko réussir ak jàmm ak salaam moo tax man li ma leen di conseillé daal moom mooy que ni amul bàyyi quoi. sa mot de la fin lan la. waaw mot de la fin moom mooy di leen encourager di leen féliciter bu baax di leen wax ne affaire yi moom waaw liggéey rek moo am solo affaire yi amul secret liggéey rek moom moo am solo te ñoom ñoo ngi si yoonu liggéey te incha allah ñun luñ ci mën a jàpp rek dinañ si jàpp bu soobee yàlla. merci beaucoup kontaan nañ.